wax rek moom laay confirmer parce que ñun bi ñu nekkee xale dañ doon wax waa Màkk bu ñu waree tey ñun suba la ñuy war suba lañ koy def noonu lañ ko xamee donc tabaski noonu la tam comme waa Màkk man maa ngi lire ni ñoom ñu ngi war a tabaski taxawaayu Arafat le 19 waaw normalement kon le 20 bi ñëpp moom la ñu jàppoon donc tey jii bu ñëpp tënkoo ci loolu rek xam nga affaire bi day dox mais fi mu toll nii léegi ku nekk da nga bëgg nekk sa ndaanaanu bopp kenn ku ci nekk tey jii dañ naan man kii mooy sama sëriñ kii laa gëm fi mu wax foofu laay dem te foi nit kenn mënu ko bafoué nit bu ne man lii laa gëm mënoo ko di si ngëm-ngëmam mais bu ñu sañoon ñëpp dañuy ànd defandoo comme màkk bu ñu defee tey la lande bi ñun ñu def loolu man loolu ñun bi ñu nekkee xale daal loolu laa daan gis ñu daan def loolu amoon mais depuis quelque temps moom dafa changé mu ngi noonu alors dañuy dugg nag ci waxtaan wi xam naa on va parler un peu politique laata ñuy ñëw ci Alima moom itamit mu bégal waa plateau bi tuuti dañoo gis ne que xam naa on va parler du fichier électoral bi jur coow on va parler de l'actualité li dëkk bi dundee fan yi yëpp mais laata loolu damay ñëw ci Doudou Diagne Diécko parce que dafa am benn déclaration peut-être bu ñu def benn consigne de vote par rapport ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr dañ la ci dégg récemment yow ci sa ay communiqué peut-être ngay ñaawlu loolu ne que lébu ñi amuñu pour recevoir consigne de vote par rapport à ça est-ce que da nga am problème ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr wala naka ngay défendre tey sa position par rapport ak consigne de vote boobu. nee naa Aïcha maa ngi lay gërëm ci question bi nga posé parce que ñun Dakar lañ dëkk bokk tamit ci askanu lébu te lébu ñëpp xam nañ ne ci wàllu politique. am nañ ci doole lool ci réew mi ñu am nag suñu imam bu ñuy wax Pape Samba moom moo joxe déclaration ne nañuy voter Diouf Sarr képp kuy lébu te it ñoom tam kilifa yu bëri dañuy wax chaque jour ne Dakar lébu la lébu yee ko moom d'accord Dakar ñun ñëpp lébu lañu ñoo ko moom waaye tey Maam Limaamu Laay ba muy wootewul lébu rek dafa woote bi mu wootee tamit neewul sëy am na xeet da ngay gis géwél bu see géer tëgg bu see géer léeg-léeg mu tëgg mu yónni kenn si tëgg parce que loolu dafa doon bañ ñu gëmante wàllu xeet di xool tëgg bi fii wala géwél bi fii wala leneen fii ñun xamuñu loolu ba tes tey am na lébu yoo xam ne seen yaay lébu la am na ñoo xam ne seen papa du lébu te ñu ngi dëkk ci Dakar gi di liggéey di dimbali nit ñi te duñu ay lébu te ñu ngi dimbali nit ñi Diouf Sarr nag bi mu ne moom mooy candidat Dakar dama ne ko Diouf Sarr ñun du suñu candidat parce que Diouf Sarr dañ ko jàppale woon ñun ñi boobu jaraaf Ngiraan moo ñu woo Ngiraan Beng ñu jàppale ko bi mu gañee mairie bi bu la rombee sax du la nuyu wala mu teg téléphone am fële di xool géej waaye nit ki nga xam ne nag sa mbokku lébu la nga ne kii nañ ko jàppale APR yëpp perte Dakar yëpp moom kese mu gañe fi parce que ay mbokkam ñoo ko jàppale moo tax mu gañe mais yow fonkoo say mbokk man jàmbur bu ma fonkee moo ma gën a sama mbokk bañ ma fonk say mbokk fonkoo kenn mais ñun duñu dem tey di la àndal di la voter mais loolu tam est-ce que dox na ci développement parce que suñ la déggee ngay wax dafa mel ni relationnel bi moom moo gën a tax tey jii ñu fi teg Diouf Sarr wala ñu ko fi démettre est-ce que waruñu seet ci ay réalisations non du question relation lébu dafa bëgg ku ko yëg lébu addunaam yëpp dañ naan lébu dafa bëgg ku ko yëg Diouf Sarr fekkee bëgg na nekk maire de Dakar 19 communes la du Yoff kese moo koy fal kon da nga war a am ak jàmm Ndakaaru gépp wala képp koo xam ne nit la nga fonk ko jox ko cëram respecté ko loolu mooy nit mais tey dañoo xool tey homme politique yi ku si am li nga soxla rek bu ëllëgee da ngay fàttali waaye mandat day jeex bu ñu la falee ngir mandat nit ki day toog rek di la xaar. mais est-ce que li gënul personnel que autre chose. non mënul nekk personnel parce que xam nga lan la nee naa si ñun dañoo jiite ay nit kenn du ko lekk. ñaara am si àdduna diw yéex naa la xam rëccu naa la tax ma xam la nit nag da ngay am njariñ yow nit ki du jël alalam ak otoom léppam di la jàppale pour nga gañe
nga pare faale woo kenn dootoo toppatoo kenn même boo joxee ni rendez-vous bu ñëwee sa bureau doo ko respecté magu Yoff yi doon wax keroog ñi doon wax keroog dajalee di wax ku si nekk ba nga waxee woo naa la téléphone mooy la man lu tax du ma jàppale Diouf Sarr dañ ko doon jàppale bu mu paree faale wu ma duñ ko jàppale duñ ko jàppale fii ba suba duñ jàppale Diouf Sarr parce que Diouf Sarr tey bu dee da leen naxee ne man Amadou Ba laa àndal du Diagne dafa jël Amadou Ba di ma xeex man lébu bi comme moom li ñu bokk c'est pas ça man Amadou Ba même bu nekkoon candidat suba du ma ko voter parce que Amadou Ba xam naa ko moom xam naa Amadou Ba ni ma xamee Diouf Sarr noonu laa xamee Amadou Ba noonu laa xamee Matar Ba noonu laa xamee ñeneen ministre yoo xam si dëkk bi mais dañ ma jox cër man ku ma joxul cër joxuma la cër ku ma faalewu ma la c'est ça du ma dem bureau kenn di taxawaal wala dina ñaan may ma dépense. d'accord xam naa ñoom Fatima Diop ñoom itamit ak soxna maa ngi lay nuyuwaale sax xam naa dinañ ñëw tout à l'heure ci sport bi yow itamit c'est important suñ fi amee ku mel ni Doudou Diagne il faut que ñu laal un peu ci sport mais est-ce que tey jii da nga jàpp ne que consigne de vote boobu ñu joxe est-ce que dina diviser communauté lébu. non mënu diviser communauté lébu parce que lu tax yaa ngi gis waa tànk ñu ngi bokk ndey bokk baay pour ànd li ñu moom li lébu yu moom nguur gi jox leen ko mooy seen suuf. nga dégg Diouf Sarr ne leen amu leen fi suuf état bi moom suuf si te moom mu ne lébu la ma siy gërëm sëñ Issa Laye mi nga xam mooy porte-parole tànk di si gërëm képp kuy lébu tey di xeex li nga xam ne mooy suufu maam yi fi maam bàyyi woon ñu jox leen ko yow nga ne maire Dakar nga bëgg daan ne suuf si kat amu leen si dara te yow nga ne Yoff nga dëkk magu Yoff ñëpp xeex muy tànk mooy ñii Wakaam Ngor Yoff yow ngay nekk maire Yoff juddoo Yoff ba pare di lébu nga ne yéen amu leen fi dara te ay kayit yu leer ne fi démb Seydina Isa wane na ko si benn télé wane leen li tax ñoom li tax tey ñuy doxal loolu am na si ñoo xam ne tey dañoo bëgg a nax président Macky Sall parce que loolu ñu bëgg ko nax mooy ñii bëgg nañu nekk président assemblée nationale ñii bëgg nañu nekk maire de Dakar donc il faut ñu neexal ko ne ko waa tànk yépp man lañu àndal lu ma leen wax dinañ ko def nangam ak nangam pour rek mu jox la cër googu mais loolu jaru ko si àdduna am na ku ñu doon wax Aline Diagne Mbor ndey ji réew bu ko Senghor di fontoo naan ko yow da ngay dem penc yi sax bi mën na ko jëlal sa li nga moom man penc ma fal lii yow lii